gaaw ñaar fukki fan si tabaski atum junne ak ñeenti téeméer ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaar yi maanaam gi li ci gën a fës njàng meeg njàngale mi ndongo yi nekk si daar yu ndaw yi dugg doom yi nekk si ak bër jamono ji ñetti weer yoo xam ne dinañ ko toog seen i kër waaye nag li nga xam ne moo ub bopp njaboot geek waajur yi moo di ni ñuy def ba fekk ndaw ñi si mbas mi ak ni nga xam ne noonu la wulle waate si réewum Sénégal gëstub ki nga xam ne moo di ak jof nañ ko teewlu si biir xibaar yi dinañu ànd ak ki nga xamante ne bii te moo di Boubacar Dieng wax lu jëm si ñi nga xam ñoom ñu ngay wéyal di def natt laata ñuy dem si bër di ñi nga xam ne ñoo nekk si bac bi toll nañ ci téeméer ak juróom fukk ak ñetti junni si gox yi feccantikoo si réewum Sénégal waaye ñu si ëpp nag si nataalub ñi nga xam ne ñoo nekk sa lycée Thierno Seydou Nourou Tall moo di bi ñu génnee seen xel dalul dëgg si li nga xam ne moom lañ jël ñoo jox si natt gi xaaruñu woon ñu jox leen li nga xam ne moo di tolluwaay jamono ji li nga xamante ne bii it mooy jamono ji di mbasum coronavirus li fi fës moo di gis nañu ne laal na li nga xam ne moo di bërëbu tasukaayu xibaar yi yëglekaay bi nga xam ne moo di critique saabal ne toll ci juróom fukki taskatu xibaar jamono ji mbas mi tëral na leen am ñoo xam ne sax lottal na leen waral nag aw xët bi nga xam ne bind nañ ko si ni mu gën a yaatoo dinañ ci ànd ak El Hadj Malick Cissé si li gën a fës si aju ëpp si këyitu tasu xibaar mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si biir jotaay nes gis ñu def si faram fàcc. gone yaa ngi ci bër jamono ji daara yu ndaw yi yu digg doom yi si réewum Sénégal gi yëpp nag ñetti weer yoo xam ne dinañ ko toog seen i njaboot waaye mbas mi ñëpp xam nañu ne ni mu lewaate ak wàllante gu gaaw gi bu IES bi nga xam ne moo fi nekk waral na ñi nga xam ne ñoo di waajur ndongo yi lépp lu ñu mën ñu ne dinañ ko daal di def ba sàmm ñi nga xamante ne bi ñoo di tout tànk yi si mbas mi waaye tamit ñu bañ koo jëlee feneen indi ko si seen i biir njaboot sa Grand Yoff la ñuy daal di nemmeeku yenn si ay njaboot si gësub ki nga xam ne moo di Ami Diouf mi ngi ànd ak Moussa Fall. ñu ngi fii ci Grand Yoff ci mbedd mi ñu fekk fi tuut tànk yi ñuy fo ak mbégte ñu xam niñ mën a def bu mucc ci mbasum coronavirus wante respecté loo leen mesures yi doon lu jafe lool. waajur bu jigéen bi du jógee di ñaax njabootam ngir ñu moytu bile doomu jàngoro mu ñu xamal ni muy dundee ak ñoom ci les vacances. ñu surveiller jëfee nañ surveiller waaye nag da ngay des te kéemtalaay kàttan rek nga bañ sa doom bañ a taxawaalu waaw ak affaire nawet beeg ndox yooyu yëpp dara wuusi daal bu ko defee nga toppatoo su doom soo amee alxuraan nga dugal ko alxuraan bu dee tamit wàllu chrétien tam nga dugal ko fu mu mën a jàngee bible bañ ko bàyyi muy taxawaal daal parce que ndox mu salte mi sa baaxul suñu xëyee dinañ sang suñu doom ba mu set waaw defar leen lekk bi dina sell waaw suñu fooy jee ba ñëw ñu jox leen ñu raxasu laale leen gel waaw saabu baa ngi fii omo baa ngi fii ñu raxasu ba mu set. pour Sigatine bërëb yi mu doon fréquenté ngir bégal ay jarbaatam doon lu ko manqué trop feebar bi tax muy toog ak ñoom ci kër gi waaye boobule toogaay doon lu ko sonal trop. mais xale yi ñoom dañu dëgër bopp vacances bi nii ñoom dañ doon dem arabe mais ak Covid bi nii moo tax ñu toog ci kër gi mais dañuy wax moom ba sonn métti na moom mais on gère quand même. mais comme yeneen vacances yi nii dañ ko doon dund ak sama cousine bu nekk ci kër gi dañ doon yóbbu chez Kacha ñuy foo ñëw. tëdd mu jeex mais manqué nañ parce que ñun ñi resté ak ci biir kër gi moom dañuy wax ba sonn. doomu jàngoro bi gaaw ci faagaagal lool mag ñi rawatina nekk 3e âge loolu la góor gi xam ba tax muy fàggoog digle yi donte mënta daw ñi nga xam ne moo di ay sëtam. da ngay wax mu ji jëppi sa bopp ñu ngi nii amul kenn ko ci mën a wax mu dégg. suma si nii ma toog su ma jógee ni ñëkk a dugg sax si biir kër gi ba may dikki rek dugg toog ci ba tas ko maa ngi moytu kay dem moytu rek yàlla rek yàlla moom moo mën a sàmm jaamam xale yi bu ñu dem sax de génn doo ko yëg mu ñuy def. mbasum coronavirus tax xale yi mënatuñu amal seen vacances niñ ko doon bëggee li ni mel di indi ay jafe-jafe ci biir kër yi rawatina ak waajur yi.
am jëf yooyu la tout tànk ñu ngi si bër am na ñeen ñoo xamante ni bi jamono ji moom ñu ngi si nattu gi di doon ñi doon nekkoon si classe terminale yi ñu ngi si baccalauréat bi doon nañ ko ñaari fan a ngi nii toll nañ ci limu téeméer ak juróom fukk ak ñett junni si gox yu feccantikoo si réewum Sénégal ñu wëteele fi nga xam ne moo di lycée Thierno Seydou Nourou Tall xool ñi nga xam ne ñoo di ndongo yi ginnaaw bu ñu nattoo ba noppi naka la ñu jàngatee lu ni mel am na ñoo xam ne nii seen xel dalul dëgg ndaxte xaaruñu woon yenn yi ñu laaj leen ko rawatina fi nga xam ne moom la jamono ji toll di mbas mi yëpp bokk si li nga xam ni fës na si ñeen daal di nattee ni ki démb ñu àndi seeg Boubacar Dieng mi demoon si lycée Thierno Seydou Nourou Tall. ngoon gu dal lool fii si lycée Thierno Seydou Nourou Tall ci salle de classe yi candidat yi ku si nekk di xalaat naka ngay résoudre sujet biñ la jox loolu yëpp ànd ak dal candidat bi mu njëkk a teg tànkam si biti gannaaw bi mu amalee épreuve histoire ak géographie. waaw yomboon na moom macha allah mais épreuve philosophie bi moom moo xawoon të ñi moo tax xam nga gars yi moom boo leen laajee sax ñoom la plupart dañ leen naan philosophie bi moo tax gars yi bu ñuy passé à côté philosophie nañuy passé à côté parce que ñaari premier sujet yi muy dissertation boo ko comprendre bu baax da ngay def hors sujet te mooy loolu mën na pénaliser élève bi daal. nekku ni moom rek moo ànd ak njaaxle candidat bi mu ngi jàngi lycée Maurice Delafosse moom itam tiitaange la àndal. yaakaaroon naa ne dina xaw a yomb tuuti sax mais bon xam naa peut-être que lii moo waroon am rek tiit naa tuuti rek mais bon yàlla baax na. Madeleine Niamsi moom xalaatul woon am sujet d'actualité ci examen bi. parce qu'on a abordé un sujet en géographie que. xam nga nag benn candidat xaarul woon di dajeeg sujet coronavirus ci histoire ak géographie mu doon nag loo xam ne bett na ma trop ba mu ci am sax njaaxle. on a fait comme on peut on attend les résultats. ci xaarandik li des ci épreuve yi candidat yi di féexlu fii ci cours lycée Thierno Seydou Nourou Tall wante nag dafa mel ni ñenn ñi dañoo ànd ak njaaxle wala sax sonn. Boubacar Dieng di ko jaajëfal ñu des foofee ci Thierno lycée Thierno Seydou Nourou Tall ak ñi nga xam ne ñoo di ndongo yeeg ñi nga xam ne ñooy saytu xayma ga jiital jury bi daal di xamle ni lu toll si ñetti ndongo daal nañuy wute li nga xam ne moo di xayma ga si ñeenti téeméer ak juróom-benn yi nga xam ne moom la ñu waroon jot amul nag genn njuuj njaaj goo xam ne seetlu nañ ko fa ñu teew lay kàddu moom gànna jonn si micro Boubacar Dieng. am nañu ñeenti téeméeri candidat ak juróom-ñeent donc mooy 406. donc am na 29 absents maanaam ñaar fukk ak juróom-ñeent yi absenté woon démb tey nag am na beneen fanweereelu candidat bu manqué mu xaw ma jaaxal trop parce que d'habitude candidat bu commencé épreuve yi day ñëw ba mu jeex mais bon mun na nekk parce que tey jékki nañ jékki gisuñu ko ñëwul bon après dinañ xam lan moo tax donc ñëwul bu ñu ko xamee lépp lu ñu doon may daal après xam naa ne dinañ ko ci def. le début bi ñu commencé rek dama yéeg ci salle yi après bu ñu joxee épreuve yi ma expliquer leen lépp li nga xamante ni moo war ci ni ñu war a comporter woo pour mën a sàmm seen bopp sàmmaale ñeneen ñi parce que ay xale lañu mais ñun président de jury lañ mais tamit ay parents d'élèves lañu donc ñun dañu war a bokk ci ñi dimbali xale yi pour ñu xam nan la ñu mën a éviter mbas mi. côté fraude moom amaguñ ko ñu ngi ciy sant yàlla parce que depuis ñëw démb bu ñu ñëwee. en même temps bi may expliquer donc candidat yi problème mu comment dirais-je Covid bi dem ci profito daal di leen expliquer lépp lu ñu war a moytu pour ñu juger leen que ni dañuy fraude parce que ci biir établissement bi nanguwuñu kenn ku fi indi téléphone portable appareil téléphone moom boo ko fi indee dañ lay sanctionné te wax naa leen ko teel bi kii bi di commencer donc depuis démb ba léegi ñu ngi koy respecté sant yàlla. dellusiwaat si mbasum coronavirus ak ñàkk yi nga xamante ne bi jégleel nañ ko taskatu xibaar yi ñu ngi ko amale émission de la presse si njàppandalu ko waa Synpics li nga xam ne seetlu nañ ko moo di mbas mi daal nañu bëri si taskatu xibaar yi waaye nag aar gi dafa daal di war ñàkku waaye tamit teg si bu ko jaree sax ñu mën di liggéey seen i biir kër loole yëpp war nañ ko mën daal di xool ñenn si ñoom ginnaaw bu ñu ñàkkoo yëkkate nañu kàddu yi cant ak taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy soññi seen i moroomi saabalkat ñu teewlu seen i kàddu si micro Seydina Mbaye. lu rafet la war nañ ko rafetlu c'est ça parce que
buñ defee lii bu Synpics defee lii loolu day tax nit ñi bañ a déplacé wu pour vacciner te nit ñi dañu war a vacciner day tax nit ñi éviter rassemblement yi loolu dañ koy tere parce que day yokk contamination bi de notre point de vue ñun en tant que professionnel de la communication dañu am wàll ci mbir mi c'est-à-dire que comme dañu bokk ci communication bi ak sensibilisation bi journalistes yi bu ñuy vacciné wu dafa am exemple bu ñu envoyé nit ñi ñoo xamante ne dañ xaw a tiit peut-être que sera encouragé à le faire et puis nous suñuy biir ci boppam on a dit récemment que beaucoup de gens parmi nous ci ñun am nañ jàngaru bi parce que nu ñuy liggéey moo ko tax dañuy déplacer dañuy dajeek nit ñi te pour ça il faut qu'on prenne des précautions d'usage moo tax lii lu rafet la vraiment. vaccination bi lu ma gis ne lu baax la pour protéger nit ñi contre cette maladie ndax journaliste fu nekk lu ñuy dugg fu nekk lu ñuy dem pour am information mettre ko à la disposition ci public bi yëpp donc ñu vacciner leen def di loo xam ne lu am solo baax na trop. dama ñëw pour vacciner wu pour quelques raisons. parce que gis nañu journalistes yi ci mbas bi nii journalistes yi ñoo ci gën a exposé wu gis nañ ci première vague bi ak ci deuxième vague bi amoon na ay mesures de restriction ñu bëri presque population ñu bëri dañoo nekkoon seen kër di ñu bëri presque duñ doon génn sax mais n'empêche que journalistes yi dañ doon génn du information di informer population bi donc même bu dee télétravail am na yeneen kii am na mais ils sont obligés ñoom ñu génn te képp ku génn moom forcément tu es exposé moo tax initiative bi moom je pense que moo baax et gis nañ presque ci troisième vague bi xam nga troisième vague bi presque y a certains organes de presse ñoo wax ñu certains presse journaux yi ñoo xamante dañoo ne presque une 50aine de journalistes dañ leen infecté donc c'est des gens yoo xamante dañoo exposé ci mbas mi donc genre yi nii ça leur permet au moins ñoom ñu mun a protéger contre Covid-19. ñu wax ci leneen wutali Kër Moussa di ab commune boo xam ne mu ngi nekk sa diwaanu Thiès askan wa fa dañu boot si ak kuréel ngir ñaawlu ñu ne caaxatee si wàllum suuf ñu jàpp ne ki nga xam te ne bii moo daal di def lu ni mel wala bon ki ko jiitee du kenn ku dul ki nga xam ne moo di jaraafub dëkk ba di maire ba moom la ñu joxañ baaraamu tuuma si lu ni mel di wax ki nga xam ne moo di njiitu réew mi mu daal di si addu ngir ñu daal di wàññi caxatee googee ñu dem ba Kër Moussa fekk fa Isidore Alexandre Sène. askanu Kër Moussa génn ci mbedd mi yëkkatiwaat seen i kàddu ndax jàpp nañ ne seen suuf ñu ngi koy caxatee jamono ji maire da ko lotiroon mu jël 50% ñu demaat ba ci biir ñu yëg ne nit ñi ñu ngi bëgg a comprendre ñu ne léegi dañuy def 30% ñu lotir ko jox nit ñi 70% ñoom de 30% ñu dema ci ba ci kanam ñu jékki-jékki ñoom ñu gis leen ñuy lotir sans ñu concerter nit ñi wax ak ñoom ñu ne loolu mënul nekk. collectif ànd aar suñu suuf di woon njiitu réew mi mu dàkkal lii bu gaaw a gaaw lu ko mooy rek leneen mën na cee am. ñu gën a takkuwaat nañu gën a takkuwaat xam ne xeex bi day soog a commencé mais xoolal jeexagul nañu gën a takku lépp loo xam ne laaj na ko ñun dañ ko jëflante ak moom. Mohamed Moustapha Seck mu ngi bokk ci collectif aar suñu suuf jàpp na ne sax Kër Moussa de bépp jafe-jafe bu ñu am rek ci wàllu suuf kenn waralu ko lu dul équipe municipale bi te ki leen jiite moom moo di seen maire. kon comme am na fi lii alerte bu fort la. pour Momar mu xam ne ñun dañu déterminer instant bi pour taxaw parce que suuf si comme ni ko suñu bàyyi waxee ñun suñu bakkan lañ ci teg moom lu mu ci dawul ñun dawuñu ko ci. leneen liñ ci teg moo di artu ñi nga xam ne de ay promoteur foncier la ñu. bu fi dugg ñu demasati yel yi duñu xaar kenn. lu dut Kër Moussa daanaka village yi wër aéroport international Blaise Diagne ñoom ñoo am jafe-jafe ci wàllu suuf bokk na ci li ko waral buñ sukkandikoo ci woy ñaxtu yi moo di ku nekk rek bëgg naa am li nga xam ne moo di pàkk ci li wër aéroport boobee. Isidore Alexandre Sène mi ngi xam ne jëm naa jokkoo ki nga xam ne moo di maire ba ñu tuumaal mbir mu ni mel ngir ak tontuwaaye mujjul antu ñu koy xamal ni ubbil nañ ko suñuy buntu ngir lépp lu jëm si leeral soo le tuuma ñu teg si aw ndoddam ñu daal di wax ci leneen ak beneen diwaan di fi nga xam ne moo di Tëngéej moom nag ñu daal di koy jox ab ràññeeku si taxawaayam li nga xam ne moo di gouvernance bu daal di ñoŋ li nga xamante ni bi moo di yorinu gox ba ak taxawaay bi nga xam ne am na si waa Afriviste ñoom ñoo def lu ni mel si
seen programme bi nga xam ne moom la ñu duppee local open global loolee nag nekk loo xamante ni bi li ko waral di ko wund moo di taxawaay boo xam ne ñoŋ na si wàllum alam nekk na askan wi ak lépp loo xam ne moo gën si jàppandi lépp lu ñu bëgg a jotandi ñu teewlu si ki nga xamante ni bi moo di Amadou Sène moom moo yor kàddu yu meerub Tëngéej ñu teewlu ay kàddoom si micro Babacar Seck. prix boobu nag dañ ñu ko jox ndax daaw la ñaa bi mu toogee dafa ne du tëju di xalaat nu muy doxal Tëngéej day oowaa Tëngéej si benn péncoo muy assise Tëngéej ñu jox nañ ñu ko ndax si wàllu marché public dañu ne programme bu ONG 3D am tudde ko marché public ouvert yoon dafa ne dafa war a leer nañuy yëgal nit ñi mais comme que compétition la day am loo xamante ni fa lañ koy teg daaw dañaa daan ne pare na ko ubbeeku lépp loo xamante ni programme bi permettre na ko rek permettre ko citoyen pour ñuy yëg mu def ko si la ñu jëlee 30 citoyens waa ASC yi conseil de la jeunesse délégué de quartier imam ñoom ñëpp ñu yóbbu leen former leen fii former leen Saly ak ONG 3D pour ñu mën a comprendre jox nañ ñu prix bi aussi ndax Rio Wi-Fi vert nga xamante ni dañu permettre loolu innovation technologique la ñu def Wi-Fi gratuitement si place Gabar si loolu dañuy réhabiliter place Gabar réhabiliter jardin public ak la ville de Dakar place Gabar Pakassène moo ñu siy jàppale bële nag nga xamante ni moo nekk en face école Pionnier ville de Rufisque moo ko financé boppam place yooyu yëpp comme ni ñu ko waxee woon dinañ ko def Wi-Fi gratuitement donc loolu ay innovation de taille la tax na Afrique TVS daal di bokk na tamit si prix yi ñu am muy Pakassène bi ñu notee ville yi Tëngéej moo jël pay. ñu daal di dellusiwaat si mbasum coronavirus ñëpp xam nañu ne laal na bépp fànn politique si réewum Sénégal waaye ñi nga xam ne it ñoo di bërëbu tasukaay xibaar yi desuñu si ginnaaw ndax li ñuy jëflante ak askan wi bëri na dem nga dikk gi bëri na ab lim boo xam ne yegg na si juróom fukk bu ñu sukkandikoo si yëglekaay bi nga xam ne moo di critique si ay taskati xibaar yoo xam ne mbas mi laal na leen ñii ñu ngay xeex ak jàngoro ji am na ñoo xam ne lottal na leen ba ñu yegg sax si réanimation waral aw xët wu yaatu woo xam ne jagleel na ko si boobu li yëglekaay di critique dellusiwaat si ni nga xam ne jafe-jafe yi mbas mi jur si mboolem bërëbu liggéeykaayu tasukaayu xibaar yi si kàddu ki nga xamante ni bii moo jiite rédaction ba di El Hadji Samba Thiam faw nag ñu yokk li nga xam ne moo di saytu gi ak waytu gi bu baax a baax si ñi nga xam ne taskatu xibaar yi waaye tamit bu yeggee ñu mën a toog seen i kër di liggéey la ñu duppee télétravail loolu waral xet bi ñu ko jagleel si li gën a fës si këyitu yëglekaay ayu bés bu ne ni ki gaaw jot article de la semaine ñu ànd seeg El Hadji Malick Cissé ak Cheikh Diop. ñetteelu vague bu Covid-19 ak njeexitalam yu doy waar variant delta bi tiital ñëpp lu mu néew juróom fukki taskatu xibaar am nañu coronavirus. ñetti bi ñuy def journalisme surtout lu ci gën a am solo mooy fay ça veut dire que fay mooy moom moo sacré fay moom moo taxaw ci journalisme li des yëpp commentaire ci livre mu ngi wax loolu neex mais nag comme que ñun métier la boo xamante ni da ngay dem di xool ci menuisier yi dem di xool ci enseignants yi dem di xool sax ci corps médical bi ñun ñoo fa am virus bi ak yooyu baax na benn instant ñu xool suñu parce que ñun aussi liggéey bi ñu liggéey dafa xaw exposé trop parce que yow da ngay dem fu ne ci rassemblement yi fu ngay dem pour wuti information pour indi pour livrer ko ñu lay seetaan wala ñu lay lire donc là da ngay exposé donc bi ñu demee ba xool ni yeneen secteurs yëpp wax nañu li fa xew ñu def suñu benn enquête bu ndaw xam li xew au niveau des rédactions et puis wax que sooy seet sax ce sont les organes officiels de l'État ah ñu ko cité ñun on a dit la RTS on a dit le Soleil ak peut-être ñaari organes privés mais dem ba si suñu confrère ñi nga xamante ni c'est la presse étrangère ba mu dugg foofu pour dire donc que situation bi toll na daal foo xamante ni ku tiiti loolu war nga tiit journalistes yi nga xamante ni ñoom dàq joxe ay leçons nii ñoom nag mbir mi dem ba dab leen donc ñëpp war nañ xam ni jot na pour ñu jóg ci mbas bi pour ñu xeex ko. virus bi bàyyiwul rédaction yi am na sax ay taskatu xibaar yu nekk salle de réanimation moo tax sama naataango jàpp ni dafa jot ñu indi ay stratégie yu bees bokk na si amal télétravail. léegi sax li ci gën a graaw xam nga soo taskatu xabaar ay jeunes lay faral di doon la plupart du temps donc ñooñu suñu nee bay nekk réanimation loolu nag mooy wane ni mbir mi graaw na toll na foo xamante ni suñ koy wax dama koy répéter souvent
taskatu xabaar yi ñoo gën a yàkkamti di wax li xew mais et puis nag su demee nag ba dara lu toll nii dugg ci corps bi da nga koy wax sax pour alerter surtout responsable de presse yi ñi nga xamante ni ñoo ko jiite pour ñu bañ a exposer les reporters mooy que pour ñu jël devant yi mooy ñu fexe seet fi ñu mënul nañ dem télétravail comme li nga xaw ni moo xew fépp ci adduna bi léegi ak les nouvelles technologies la ku ne mën na toog fi ngay toog nga liggéey nga yónnee ko ñu monté ko mu jàll mais léegi soo les expose dafay indi problème donc daal moi j'en appelle à beaucoup de responsabilités nit ñi comprendre que situation bi grave na te ñun ñoo ko mën a régler suñu bopp je crois lu ñu mën a éviter bureau parce que nit ñi fi ñuy jógee bokkul kii car rapide lay jël kii jël tata kii jël jaganjaay kii jël taxi ñu war a dajaloo foofu mesure barrière bi du leer trop ñi ngi daal éviter de prendre des risques. ki jiite rédaction bu journal critique rafetlu bu baax test rapide Covid-19 yu direction groupe E-Media Invest taxawal boobu la initiative Samba Thiam ni lu ñu rafetlu la. dañ ko war a def loolu lu baax la ñu koy rafetlu parce que jamono bu ñu toll nii il faut nit ñi di anticiper mooy doo xaar ba affaire yi ni jënd ni jot nga ni ay kilomètres non il faut en amont nga liggéey wut ay solution comme loolu waa E-Media def c'est excellent et j'encourage les autres entreprises de presse ñu def la même chose pour au moins sauvegarder seen personnel pour à défaut ñu doon télétravail ñu mettre toutes les dispositions pour garantir à leur personnel dans le lieu de travail ñu bañ fa choper virus bi quoi. lu ëpp junni ak ñetti téeméeri nit faatu nañ ci mbas mi fii ci Sénégal tension bi foo ko takk weesu na ko moo tax lu jëm ci wàllum ñàkku yi nekk na li nga xamante ni am na solo bu baax te li ni mel mën na tax feebar bi wàññeeku ci réew mi. xam nga Sénégal ñun dernière minute au début il y avait beaucoup de réticence parce que aussi dafa am yu bëri yu ñu wax ci vaccin yi mais sénégalais jarul sax nga def campagne de communication parce que su sa tante de wala sa cousin wala ko taxalal kër nga gis affaire bi commencé la dal ils se sont rendu compte que mbir mi nag dootul ay faux sa bakkan mën na ci des ensuite mu coïncider nag ak benn vaccin candidat américain bi ñëw li ñu koy jël benn dose dafa joué ci mentalu sénégalais yi mu coïncider nag ak affaire yi tàng de telle sorte que à la limite soo demee sur les centres de vaccination avancés parce que loolu aussi baax na trop ci autorités yi mooy ñu génn ci hôpitaux yi génn ci CT yi génn ci dispensaires yi dem ay lu mel ni stade Lat Dior lu mel ni monument de la Renaissance voilà lu mel ni dem foofu installé fa ay points de vaccination et puis ma leen di soxlalaat étudiants médecine yi 4e 5e année ñun ñëpp dañ leen war a wàcce mobiliser leen wàcce leen sur le terrain pour ñuy ñàkk nit ñi su dose yi bëri il faut ñuy ñaxaate bëri pour ñax bi mun a gaaw alors que ñooñu il ne demande que ça loolu mooy seen liggéey pour jàppale population yi surtout temps yi ñu toll nii. jaajëfal ko Alaaji Malick Sy jaajëfal leen mbokk ci teelu bi lii moo yëkkati bi la jotaay beneen jotaay 19h45 lay doon ci kalamay nasaraan ngeen si ànd ak ki nga xam ne moo di soxna Aminata Ndonka xibaar yi di wéyandi ci www.media.sn jërë ngeen jëf